Midi Culture. Directeur des Sénégalais de l'extérieur nee na président Macky Sall moo ngi ci mandam bu mujj Sori Kaba yokk ci ne kon mairie bu Fatick tamit defuñu seenub liggéey tax Matar Ba ma fay jiite kon daal di koy jàppee waxi ku daanu ci saret député Moustapha Cissé Lo li mu wax ni kon CREI yi foutaise la honorable Farba Ngom àndu càkk moom maire Agnam yokk ci ne kon Cissé Lo am njàngama soriwul G20 di kuréel gi ëmb ñaar fukki syndicat jàngalekat dina dugal préavis de grève laata weeru octobre bi di jeex nee nañ li ko waral kon moo di nguur gi dafa daal di jëfewul ak li ñu dige woon ak ñoom reportage bi tey Arafat la ñuy utali wax ci askan wa fa yeewoo ak ndox yu bon yanuy jànkonteel li mbokk yàq leneen buñ ci noppee den ci boole ne ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagle la ak cosaan mu gën caa fës kon gis-gisu kenkeli bi ci tolluwaayu hip hop bu fii nii ci réewum Sénégal Ndeye Fatou Tine Titi mi jël trophée meilleur artiste ci Afrique sowu jantu États-Unis la ko jotee nataal bi gan gi ak li yëglekaay xëye tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante daaw dëggéey moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck ngeen ci àndal maam ci mbégte contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel na ma leen ko waxee ca bopp ba rek laay duggee génn ci yaatal gi ak kàddu yi directeur des Sénégalais de l'extérieur di Sori Kaba moom nag dafa daal di wax ne président Macky Sall moo ngi ci mandaam bu mujj te it kon constitution réew mi di charte gi kon mayu ko ngir muy daal di sàkkuwaat ñetteelu mandat mu nekk kàddu yoo xam ne tamit tàmbali naa jur coow ci biir APR di parti bi nga xam si fa la daal di bokk toppandi gi ak Pape Madiakhate Sarr. Constitution bi mayul njiitu réew mi Macky Sall mu def lu ëpp ñaari mandat kàddu yu Sori Kaba yi mu yëkkati ci ay bés bi ñu génn moo yëngalati parti bi di APR kàddu yi directeur des Sénégalais de l'extérieur bi merlo ba futu responsable APR yi nekk ca Fatick ñi nga xam ne ci ab communiqué bu ñu fësal amul lu ñu yàqul ci derub seen naataango bi ñu bokkal parti ginnaaw ba ñu jàppee ne waxtu bu mu yëkkate yile kàddu du wuy war apériste yi jàpp nañu ne lii ab faux débat la maanaam waxtaan woo xam ne jarul woon ñu koy yëkkati rawate nag ci jamono yi ñu toll ñoom sax la ñuy njort mooy dafa am ay nit ñoo xam ne dañoo nekk ci biir parti bi te lenn soxalu leen lu dul yootu ci fauteuil njiitu réew mi Macky Sall bi nga xam ne moo ko teg ci bopp réew mi ci lu yàggul dara section APR bu Fatick di dànkaafu ne lii bu wéyee dina génne ab liste boo xam ne ay kàngam yu nekk ci seen biir parti ñoo ca nekk te lenn taxuloon a jóg jamono yi lu dul di dox ak a wax loo xam ne nekkul ci li APR Benno Bokk Yaakaar ak président Macky Sall di dox mbiicoo mbaaloo gi nag ci coowal ñaareelu mandat wala ñetteelu mandat Macky Sall ku moyul dina yëkkati ab jiixi jaaxa ci bopp ñenn ci askan wi naka noonu it waaye kujje gi nga xam ne yàgg nañoo jàpp ne taxawaayuk njiitu réew mi Macky Sall bi mu taxawee jamono yi ñu weesu yépp ne ñaari mandat du ko weesu ba tax mu ne débat bi waru cee yëkkatiku seen xel dana tàmbalee tey ñenn ci askan wi nga xam ne ba tey seen xel jógewul ci xew-xew yu amoon fii ci Sénégal ci weeru juin atum 2011 ak bëgg-bëggu ki fi nekkoon njiitu réew bu Sénégal di maître Abdoulaye Wade ginnaaw ba mu bëggee am ñetteeli mandat bàyyi xel it li nga xam ne moom mooy xew ci fu ñu soriwul dara ca Guinée Conakry fi nga xam ne ñenn ci askan wi ñoo wàcc ci mbedd mi ngir fësal seen ñàkk ànd ci coppiteg wàllum constitution bi nga xam ne dafa war a may njiitu réew ma Alpha Condé mu am ñetteeli mandat ci bopp réewum Sékou Touré askan woowee daanu topp bu baax mbirum ñaareel wala ñetteeli mandat président Macky Sall bi nga xam ne boobaak léegi ñin ñaa ngi ciy ngawti Pape Madiakhate Sarr bokk na ci ña cay ngawtee kon apéris ya fare ca dëkku président Macky Sall di Fatick ñoom sax ab communiqué di bataaxal lañ daal di fésal ne àndunu benn yoon ak directeur des Sénégalais de l'extérieur di Sori Kaba ci kàddu yu ni mel taxit kon maire Fatick di Matar Ba yëkkati na ci ay kàddu di ngeen ko dégg laataa ñuy buural jotaayu xibaar yi Moustapha Cissé Lo moom li mu àndul moo di CREI foutaise sax la ko daal di jàppee ndax nee na kon àndul benn yoon ci taxawaayam boobee ndax njariñam bariwul Farba Ngom nekk tamit député nekkit naataangoom boo xam ñoo bokk parti ne moom kàddu yooyu Moustapha Cissé Lo yëkkati tegu ko fenn te it kon am njàngam mu sori rek bokk na ci li ko waral toppandi gi ak Modou Fall. ndax CREI lu baax la ci réew ndax naam dañ koo war a dindi gis-gisu Cissé Lo wuteeg ñeneen ñoñ ñu waa APR Cissé Lo jàpp ni ngir réew mi dox faaw ñu dindi CREI. CREI du dara teguwul fenn baaxul cim réew day indi suusalenteem xol te du tax nga mën koo appliquer képp koo xam ne nag da ngaa yorum réew li ma gëm mooy na nga ko yor ci dëgg ku mën a di doon ndax yàlla dana laaj ñi nga yore réew. kàddu yooyee nag ki nga xam te ni moo di Farba Ngom mënu ci ànd benn yoon moom mu jàpp ni rek Cissé Lo waxeewul xam-xam. amul trop niveau de diplôme yu bëri dafa am expérience nag mais diplôme am sorewul niveau am sorewul mais wax dëgg yàlla bu réfléchiroon bu baax du jël kàddu naan CREI foutaise la def ci am ñoo xam ne réfléchiroon bu baax
booy bokk ci mbir ci wàllu politique da nga koy défendre. Cissé Lo dellu si ni li mu wax moo ko wax ndax ngi réew dem faaw ñu teg yoo xamante ni da koy mën a doxal ci jàmm. Farba Ngom mi ngi may tudd duma moroomam duma mappandoom bokkuñu cosaan bokkuñu fu ñu jëm li muy waxee duma ko waxee nañ ma bàyyi ak sama waxin ko ci gis lu la neexul bu dee dama laa tooñ nga yóbbu ma ci yoon bu dee da ab pouvoir la boo xam ne li ma wax neexu ko nañ ma dàq loolu moo gën a yomb mais li ma wax moom laa wax. bile coow nekk yenn ci yu bari ci coow yi xew ci biir APR di wane rek ni ànd buñ ko dee wax tamit dëggu fa noonu trop ndaxte lu tuuti da leen di jaxase ñuy coow tey jii Cissé Lo ak Farba Ngom la ci wàllu CREI ku nekk joxe sa gis-gis. cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax Modou Fall maa ngi leen ko doon wax léegi kon kàddu yi Sori Kaba yëkkati jëmale ko ci ñetteelu mandat président Macky Sall waaye tamit maire bu Fatick ak na muy doxe loolee moo tax kon kay jiite bokk moomeel ba di Matar Ba daal dina ci yëkkati ay kàddu daal di gis ni kon kàddu yooyee Sori Kaba yëkkati waxi naxasa kandang la ñu teewlu ko Matar Ba. kaddu yi mu yëkkati d'abord jëmale ko ci ñun ñi nga xamante ni yàlla dogal ci ñun ñi meeru fa ak yorin yi defe naa ne ay kaddu la yoo xamante ne ambition bu la rëyee ci yow trop daf lay day muur say gët ba doo mën a gis li nga xamante ni moom mooy réalité bi Fatick ñun ñëpp ko bokk ñu àndoon ci coalition en 2014 muy Benno Bokk Yaakaar dem seeti nit ñi waxtaan ak ñoom pour ñu dénkaat ñu li nga xamante ni mooy seen i kaddu moom jàpp naa ne ci biir coalition boobu la bokkoon kon ñu demee ba dëgmal la ay yeneeni élection yoo xamante ne ci liggéey ko la ñu nekk képp ku sa xel nekk ci jiitu mairie war nga caa dem ak xel mais war nga caa dem ak worma man nag du ma tontu koo xamante ne ba tey ji nangu naa dogal gi yàlla dogal ci man mooy ku nangu ak ku bañ ba fii ñu toll nii man maay sa maire nga dëkk fa ambition kenn mënu ko bañ mais une ambition aveugle daf lay tax dootoo am benn crédibilité parce que pour être maire du ay attaque personnelle pour être maire aussi du nekk un nihiliste pour nekk maire aussi du tax lépp lu ñaaw nga di ko addu di ko wax ci sa gox ba nga dëkk parce que gox mook famille moo yem mook doomu aadama mooy mu nekkoon kàddu yi ministre Matar Ba ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-ñaari simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. ñu wax ci wàllum njàng ak njàngale ak waa G20 di kon ñaar fukki syndicat jàngalekat yoo xam si ñoo bootu ca kuréel googe ñoom nag ñi ngi daal di arto daal di dugal préavis de grève laata sax weeru octobre bi di jeex li ko sabab bokk na ci kon lépp loo xam si gouvernement bu Sénégal dige woon na ko ak ñoom jëfewu ko kàddu yoolee ki ko xamle moo di Dame Mbodj nekk secrétaire général lu CUSEMS authentique ay kàddoom a ngi nii dénk na ko King FM. G20 day ñaar fukki kuréelu jàngalekat ak juróom-benn la dañoo boole woon sunu doole ñeenti weer ci ginnaaw pour bëgg rek wax dëgg yàlla gouvernement bi bañ a am benn lay pour que ñu mën a toog pencoo njàng meeg njàngale mi lépp li nga xam ne mi ngi ci nekk rëq-rëq ñu waxtaan ak boobaak léegi nag gouvernement bi mi ngi tendeefal ba ubbi nañ daara yu lalu yeeg yu di ko dóomu yi ñun nag ñu daal di gisee suñu biir daal ni kon nag jot na pour ñu wax commission technique bi nga xam ni moom mooy waxtaane lépp li nga xam ni ci la G20 war a jëm mu toog proposer ñu benn préavis de grève loolu ñoom daje nañ ñoom ñi nga xam ñooy suñuy ndaw ba waxtaan ba proposer ñun secrétaire généraux yi nag incha allah ñaar fukki fan ak ñeent ci weer wi lañ war a daje bu ko defee nag ñu xool loolee ñu proposé ñun lan lañ ciy doxal ak lan lañ ciy dugalaat ak lañ ciy dolli bu ko defee ñu mën koo déposé balaa weer wi dee comme niñ ko waxee woon léegi incha allah daal balaa weer octobre bi ñu nekk dee dinañu déposé préavis de grève bu G20 bi nga xam ne li ko waral mooy que ne gouvernement bi la mu déggoo woon ak ñun te léegi presque mat na juróomi at tendeefal bee ëpp doxal te la ñu dégg woon dañ ne woon ñoom mën nañ koo doxal parce que lu ñu waxtaane la ay ati at donc léegi nag ñuy jàpp ni li ci ëpp solo rek moom la ñuy fàttali sénégalais yi parce que ñoom gouvernement bi ñoo ne woon yeexital gi am ci këyit yi jàngalekat yi war a jot ci seen i avancement ak yeneen yu mel noonu ñoom danañ ko dakkal danañ wut ay pexe yoo xam ne daan ko dakkal loolee ñu digge woon nag ba suñ joon yàlla yi tey wàccoowuñ ak moom beneen bi nag mooy tamit bor bi ñu ameel ñu ne woon ñoom nguur gi danañ fexe ba bor boobu ñu ameel daan nu ko fay ci bala ñoo dugg 2020 bientôt ñu dugg 2020 tey jii téeméer boo jël ci bor boobu joxe guñ lu mat ñeen fukk yu ci bor kon nag jàpp nañ ni loolu ñu waxoon dara lañ ci wàccoowul ak moom mu nekkoon kàddu yi Dame Mbodj nekk secrétaire général CUSEMS authentique yegg si nañu ci reportage bi tey dañuy riir utali Arafat nag nekk koñ boo xam si daanaka ñi ngay jànkoonteeki jafe-jafe rawatina ci ndox yu bon waaye tamit canal boo xam ni na mu mel na la ko yàlla na bu reportage ci Arafat Ndeye Mati Dieng. fii noonu la féexee dañ fi bëgg di toog guddi gi di attaaya yooyu mais loolu yëpp dañ ko interdit timis su mu jotee ñëpp fat li leen xañ péex mu neex moomee nag du lenn lu dul ab canal bu def ndox mu bon ak i mbalit nekkee ci seen digg gox bi di Arafat bi ñu laajee
quartier Ndiémé Diaw fu ndox mu bon mi jógee lii la ñu tontu. canalisation bi daal lañu wax canal gi daal man bi ma fi sëy si fii fin 2014 la mais bi ma ñëwee fii laa ko fekk bien sûr que am na inconvénient parce que tamit dafa am ay nit ñi nga xamante ne ñoo dëkk fii nii soriwul bu ñu toogee oto mbali bi sori leen dañuy ñëw tëmbal fi mbali bi su ko defee affaire bi gën a gilli ci biir kër gi am na ñi nga xamante ne tamit bu ñu amee ay mala yu dee wala dara dañ ko ciy sànni looloo ñuy gën a sonal te ñun tamit dañoo yor ay xale te dafa am ay yow ak lépp ci biir. soxna si toog ci garage yu taxi bi dend ak canal bi di jaay crème du ñu xamal ne li ñu leen waxoon ak li am wute na lool. canal bi kañ fatt nañu canal bi xeeñ na am na ay yoo duñu nalaw guddi duñu nalaw bëccëg ak yoo ak xet gu bon bi man lu ma am jënde ko garab man mi jàkkaarloog ñoom dama amee feebaru xol lu ma am jënde ko ay garab naan ko ñun ñuy bëgg a rey canal bi yii suñu kanam lañ ko defaree dañoo bañ dañ ñoo nax dañ ñu ne ndox rek lañ ndoxum taw lañ ñu waxoon xamuñu ne woon lii lay mujjee nawet bi ñëwee kañ ñun dañ daan am problème ndox lañ doon am mais xamuñu ne woon ne ay foosa fii ñëw nii. beneen soxnaa ngi nii bu canal bi di lor moom ak ñi dëkkee ci gox bi ñëpp di ñaan ñu wutal leen ci pexe. xanaa ñu ñëw dimbale ñu rek même buñ ko fi jëleewul tamit ñu koy pomper. dañ ko war a fermer. ñu fermer ko wala ñu koy pomper bu njëkk dañ ko daan pomper chaque 15 jours oto bi romb pomper boobu moom amul yoo amul xet waaye bii pa moom yoo yaa ñuy rey ak xet bi. askan wi di yeewoo fii ci Arafat nekkee ci Mariste di dékku xet gu naqari ak yooyu bari ndax canal gi ñu leen sampal ci seen diggu gox bile te ñu bëgg mu jóge fi mu tëleen. ngërëm ñeel na la Ndeye Mati Dian midi moo jot ba tegal fukki simili ak benn ci aéroport international Blaise Diagne. bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa auditeur ak internet yu King FM. mi ngi noonu kon Soudan la ñuy doore mu mel ni daal di nañ fay taxawal benn commission ngir xeltu ñanu fa faat. premier ministre bu réewu Soudan moom Abdallah Hamdok moom moo tabb démb ci dimanche yi ab commission d'enquête ñeel mbirum raid aérien bi fa amoon ci weeru juin la woon atum 2019 ci jamono ji nga xam ni ab toogaayu ñaxtu la askan wa doon amal force de sécurité ya di ñu yor wàllu kaaraange ga ñoom ñoo fa faatoon ay doomu aadama toll nañ ci fukk wala lu ko ëpp tuuti mu ngi amee woon nag ci booru kon daluwaayu jëwriñ ji gàlloo wàllu kaaraange gi fafee ca Xartum ginnaaw nag askan wa ba ñu wàccee ci mbedd mi def ay appel ñaxtu ngir nag yoon daal di def liggéeyam moom moo waral kon ba agence de presse officielle bu Sunna daal di xam ne ni commission bi dinañ ko jox lépp loo xamante ni bii jumtuwaay la ngir mu oo képp koo xam ni am nga ci ay firnde maanaam témoin nga fekkee nga wala nga am ci daal ay firnde yu leer moo xam responsable nga bu nekk ci gouvernement ba wala ku mu mënti doon dinañ la woo daal bu laajee sax document officiel ya ñu jox leen ko ñoom commission bi la dinañ leen ko jox daal ngir ñu indi ay leeral ci mbir mi. Côte d'Ivoire la ñuy utali foofee des na at ngir ñu amal élection présidentielle waaye Henri Konan Bédié moom tàmbali naa wane boppam. Ouattara c'est fini le PDCI est là loolu la xamle maanaam Ouattara jeexal nga ndax PDCI ñëw na message bi nga xamante ni moom lañ doon fësal at rek des ci ñu amal élection falu njiitu réew moom Henri Konan Bédié moom nag mobilisation bu mag la def ci fiefam ay junni doomu aadama wuy si ko di ay membre ci partem di PDCI wala sax ay sympathisant wam samedi la mbir mi xewee woon ci ab meeting bu mag boo xam ne amaloon na ko di sargal ki nga xam ni moom mooy Félix Houphouët-Boigny mi njëkk a nekk njiital réew kon ca Côte d'Ivoire démonstration de force daal la ñu xamle nee nañu kon Henri Konan Bédié wanewaat na boppam bu baax. jukkib xibaaru biti réew yi Liban lañ koy jeexale ak Saata Hariri moom mi joxe tegtal ngir ñu jëlee fa jóge kon ci crise ba ñu nekkee. moom premier ministre ba fa kon Saad Hariri moom daal yokk na lépp loo xam ni waxtaan la démb sax am na waxtaan bu ñu doon amal digganteem ak force politique ya ngir fexe daal ba ñu indi ay saafara nee na daal faw ñu taxawal li mu dippee ab plan de sauvetage économique maanaam faw ñu xool yoon yi ñuy jaar daal ngir génne réew ma ci crise bi nga xam ne ci la nekk jamono ji loolu sax dinañ ko waxtaanee tey jii ci conseil des ministres bu Liban nee nañu nag jamono ji nga xam ne moom mu ngi wut ay jéego ngir ñu génn ci crise bi fekk na askan wa moom ñu ngi ñaxtu ba tey sax mooy ñeenteelu fan ñuy amal ay ñaxtu muy mobilisation bu mag a mag boo xam ne dafa dem sax ba rëcci leen kon tey fii la ñuy taxaw Serigne Saliou ci xibaar yi soxal wàllu biti réew. jaajëf Kumba Ba ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram yi Papa Ma Jaxate Sarr la ñu ci àndal maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou di nuyu ñëpp ñu ñuy teewlu ci King FM.
basket lañ koy tàmbalee ci wàllum góor ñi AS Douane mu mel ni jël nañ coupe du Sénégal. bii mooy ñeenteelu yoon mu koy teglee sëñ Saliou ñoom waa AS Douane daal di gàddu trophée national bile ñoom nag ñoo daan étudiants yu Dakar Université club yi 61-54 match bi nag la ca fës nag mooy ba doon amee ca stadium Marius Ndiaye mujj àgg ndax ba match bi desee ñaari simili ak lu toftal 30 secondes si lañ ko arbitre bi daal di dakkal. la ko waral mooy dafa jàpp ne supporters yu dug yi dañoo rek wàcc ci terrain bi ngir rek daal di fësal seen ak mer ci li ñu jiitu woon seen équipe ba tax arbitre bi daal di jël ndam li jox ko AS Douane sanctionné ñi nga xam ne ñoo di waa DUC jongante boobee nag kii di Pape Moustapha Diop nekk ci Douane moom lañ ca ràññee ne moo ca gën a xarañ ginnaaw jongante bi wax na yëg-yëgam ci ndam li ñu teewlay kàddoom. boo xoolee premier deuxième quart-temps dañ leen bàyyi ñu joué ñun dañu déjoué woon parce que mën nañu wax ni ñun ku nekk dafa doon essayer di tirer si côté mais léegi bu ñu demee ba xam ni genre loolu mënuñu gagnaloo match bi après si le coach bi def discours teg défense ñun tamit ñu déggal ko si loolu noonu mooy zone presse bu ñu def quatrième quart-temps bi looloo tax ñu mën a ñu jëli score bi nu mu gën a gaawee ba nekk seen kanam mën nañu gën a travailler parce que du moment que léegi xam nañu qualifié nañu léegi dinañu gën a mën a travailler gën a liggéey parce que basket bi ni nga ko waxee rek basket bi du yem parce que loolu day nekk basket international mais dina ci liggéey bu baax a baax incha allah ñun en tant que joueur dinañu dem xool ku nekk lu mu manqué la moo mën a yokku AS Douane pour mu mën a participer foofu parce que ñun suñu discours mooy demuñu foofu pour participer seulement dañuy dem pour yóbbu basket Sénégal fenn foo xamante ni dina am niveau pour ñu xam ne basket Sénégal mi ngi dund ba léegi. AS Douane ni mu ko waxee moom Pape Moustapha Diop ginnaaw ndam li nga xam ne am na ko ba tax mu nekk champion Sénégal moom mooy daal di teewal sunum réew ci édition bu njëkk bu Basketball Africa League di ab compétition bu bees boo xam ne day lëkkale club champion yi nekk ci Afrique NBA Afrique nag ñoom ñoo ko daal di sos googule kuréel nga xam ne doomu Sénégal bi di Amadou Gallo Fall moo ko jiite te mu war a tàmbali googule compétition weeru mars atum 2020 fukk ak ñaari réew équipe ñoo ca fas yéene bokk juróom-benni diwaan ci Afrique lañ ko fas yéene amale benn bi Ndakaaru la. ñu bàyyi basketball wax ci football ak Guinée mi baareeti yoon wi Sénégal ci CHAN 2020 bi mooy ñetteelu yoon yuy tegloo équipe bu Guinée daal di tere sunu gaynde yu Sénégal yi nekk fii ci réew mi daal di mën a bokk ci championnat d'Afrique des nations muy ab compétition boo xam ne dafa lëkkale ay joueurs yu football ci club yi nekk fii ci continent bu Afrique gaynde yi Serigne Saliou Dia yi nga xam ne match aller ba ñoo daanoon benn bal ci dara ca Thiès démb dañu leen a éliminé ca Conakry ci tir au but yi ñetti bal ci benn ginnaaw temps réglementaire bi ñoom waa Guinée yi jotoon nañoo dabu benn bal ci dara bi nga xam ne Sénégal gagné woon na leen ko ca Thiès ndax ñoom ñoo daan benn bal ci dara démb ñi nga xam ne nag ñoo di waa Sénégal ñu éliminé ti leen ci yoonuk lii di CHAN bi donte ne yàggul dara ñoo gagné coupe UFOA bi fii ci réewum Sénégal daanu xaar rek ba beneen yoon ngir mën a jéem a bokk ci championnat d'Afrique des nations yi. Ballon d'or ren bi listu fanweer ngoon dina leer ñi ci njëkk nag daanu leen xam bu ñeenti waxtu ci ngoon jotee bokk na ca favori yi ci atum 2019 gile ñi nga xam ne miin nañu leen ci mu di Lionel Messi doomu Argentine bi Cristiano Ronaldo doomu Portugal bi waaye it ñoo nga cay xaar Virgil van Dijk di doomu Pays-Bas ba nekk ca Liverpool naka noonu it doomu Sénégal bi di Sadio Mané nga xam ne def na ab saison bu mucc ayib ak Ligue des Champions ba nga xam ne gagné na ko Liverpool ak yeneen i mbir yu am solo yoo xam ne def na ko ci atum 2019 bi ak ginnaaw loolu it daanu fësal ñi nga xam ne ñoo war a rek soobu ci kan la ñu war a jox Ballon d'Or ci footballkat yu jigéen yi naka noonu it trophée Raymond Kopa bi sargal joueur bi gën a xarañ te amagul ñaar fukki at ak benn naka noonu it daañu co toftal prix bi nga xam ne dañu ko jagleel gardien de but yi muy guléet nag ñu koy amal ñu duppee ko trophée Yacine di turuk gardien russe bii di Lev Yacine mi nga xam ne moom képp mooy gardien de but bi mës a jël Ballon d'Or ci taarixu football ci atum 1963 la woon jamono jooju Union soviétique moo amoon cérémonie remise yooyu les trophées nag ñu ngi ko jàpp ñaari fan ci weeru décembre atum 2019 ci Paris réewum France lay daal di doon Serigne Saliou Seck fii la ñu yem ci xibaaru tàggat yaram. canta ngërëm ñeel na la bu baax a baax Papa Ma Jaxate Sarr xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada
Ucab yu wér te wóor. musique hip hop lañ koy tàmbalee fii nii ci réewum Sénégal nag lu mën a jëm ca kanam la rawatina ca biti réew loolee ki ni gisee moo di Kenkeli bi mu tey yokk ni kon li muy wax ay naataangoom moo di ñuy woy ci weneen làkk wudul wolof loolee kon day daal di gën a xëcc ci yeneen i public Kenkeli bi ay kàddoom a ngi nii dénk na ko Papa Madiakhate Sarr. musique bi de manière générale en ce qui concerne le rap xam nga gis nga ne vraiment affaire yi technique yi xam nga gën na yokku booy gën nañ aay et puis tamit ils ont sorti le rap de son coin underground pour en faire di showbiz bu njëkk ba ñu rappeurs yi njëkk ya li ñu doon gën a def mooy show mais biz on en avait pas léegi booy yu bees nii ils ont allié show ak biz moo tax ngay gis ay booy yu bëri di feesal ay stade léegi ay Ngaaka Blindé ay Deep et cetera ay Nit Doff et cetera quoi tu vois mais am na lu bëri aussi lu ñu war a travailler mooy rap bi léegi des fois day xaw a manqué tuuti d'engagement aussi tamit techniquement ak production musicale bi war nañ ko gën a mën a liggéey xam nga mais Sénégal des fois tamit l'art ne nourrit pas son homme et les produits ne sont pas vraiment en qualité loolu yëpp lu ko waral aussi tam mooy nanguwuñ aussi tam franchir barrière linguistique yi si on chantait beaucoup plus en français et en anglais peut-être dinañ tijji ay buntu parce que tey li may wax nii lu yomb xam la Tiken Jah Fakoly soo gisee ñu koy déglu ba Sénégal fii wala Alpha Blondy c'est tout simplement parce qu'il chante aussi en français et en anglais de ce fait que loolu da leen di tijjil frontières yi bu ñu làkk si seen làkk nataal rek voilà kenn du leen dégg quoi donc sénégalais yi tamit war nañ mën a efforcé wu bañ a complexe parce que fii soo fi wax français boo defee faute sa gars yi prêt loolu nag musique mun na ci bañ a ñàkk quoi parce que bu doon loolu la par exemple mun nañ jël exemple premier Gawoo toj na àdduna suñ fa nekkoon di woy en jula seulement duñ dem fenn loolu aussi war nañ ko xool jéem a franchir barrière linguistique yi. mi ngi noonu kon nekkoon kàddu yi Kenkeli bi loolee as lëf la ci waxtaan wu yaatu mu seq ak Papa Madiakhate Sarr di ngeen ko mën a dégg ndax mooy nekk gànnu ko Midi Culture. Ndeye Fatou Tine Titi moom nag gagné na trophée meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest ci Afrique sowu jant ci 2019 bi loolee kon waa African Entertainment Awards bu nekk fële ca l'Amérique des États-Unis ñoo ko daal di jox mu nekk ab cérémonie boo xam si at mu jot dinañ ci daal di sargal ay artistes yu nekk fii nii ci déndu Afrique atum 2015 ba léegi lañ ko daal di tàmbali woon mbir la moo xam si tamit dañ ciy ràññee bu baax a baax ay artistes yu nekk fii nii ci réewum Sénégal bu ren bi nag Titi kon moo ko daal di jël ñu ko ciy ndokkeel moom Titi sax jombul dinañ mën a am ay kàddoom ci sunu yeneen jotaayu xibaar ñu wax ba tey ci wàllum musique rawatina kon ci Goli turam dëgg di Baye Mor moom nag ab jeune artiste la boo xam ne si daal dinay génnee ñetti single bi ci mujj sax maam Cheikh Ibrahima Fall la ko daal di woy mu nekk woy woo xam si am na solo lool topp ndigi ak Ndeye Mati Dieng. Baye Mor mooy turam ci këyit muy xale bu ndaw di yëngu ci musique wante Goli la ñu koy woowee. waaw Goli mooy sama surnom quoi parce que nit ku nekk ak sa famille ak sa aada ak cosaan Goli moo jóge ci man Baye Mor Mbaye Moussa Diamacoumba Sène Mbaye Goli Fatim Maajojo borom gaay foofu laa référé woo Goli quoi. mu ñuy xamal kañ la dugg ci musique ak tamit naka la ci duggee. depuis 2013 je peux dire parce que Sen Petit Gallé laa daan suivre étant que boobu maa ngi am 14 ans xam nga rek passionné ci musique à chaque fois di gis xale yi di nekk ci télé bi man aussi ma ni pourquoi pas ma participer comme que j'ai la voix ci laa participer yàlla def ma représenter la région de Saint-Louis par malheur ci laa ma éliminé en quart de finale mais teewul ma bàyyi ma nekk sama yoon boobu ba léegi di liggéey di job waaw te ba tey jii ma agsi fii daal. 2013 ba léegi nag Goli nekk ci musique jot cee réaliser ay mbir yu ci mel ni yi mu lim. am naa événement boo xam ne maa ngi koy def Ndar chaque année boo xam ne Saint-Louisien yëpp xam na ni sama touche la loolu man maa ko moom muy after Korité bi nga xam ne chaque année Saint-Louisien yëpp dañ koy xaar et puis maa ngi ak samay projet maa ngi def ay single bi mooy sama 3e single def naa benn single bu tudd xarit ak benn bu tudd Distance Love tey bii nii ma tuddee ko sant Ahmadou Bamba et puis def naa aussi ay cover bu ci mel ni Pape Diouf jigéen bi ak Mamba la vacances yi. ndem tout tànk la terewul mu teg bëtam fu sori. dama focaliser wu à Saint-Louis pour gagner sama base d'ici 1 an ou bien 2 ans maa ngi bëgg doon Baye Mor national bi nga xam ni Sénégal yëpp dañ may xam d'ici 5 ans nag ñu doon international bi comme sunu papa Youssou Ndour ay ñoom Pape Diouf Wally Seck tey ñoom fi nu àgg nii bëgg naa àgg fu ko raw. kii mooy Goli waykat. Amar Fall Seyer Njaay biram jabe nga ca ngaay góor dëgg baayu Lalla Fall seyna bu soxna balak Maam Njaay isa jëy Fatim Penda la sukaabel ngoone jëy damel fu njogu damel de calaw damel Samba Yaaya Fall kenn du Cheera Fall. Goli ak Ndeye Mati Dieng Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. gan gi tey Kenkeli bii la na ma leen ko junjee woon waxtaan wu yaatu la séq ak Papa Madiakhate Sarr.
Kenkeli bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay sant di la ziar di la ndamoo. ngay artiste di yëngatu ci wàllu reggae en même temps ci wàllu rap fan yi nga génnee benn album ndax mën nga ñu wax ci album bi ak temps bi nga ko togg. dama ñëw le 30 août 2019 bu la passé génne benn album bu tudd Political Prisoners tout simplement parce que sunu maam yu baax yi ñoo ñu inspiré ay maam yu mel ni ay Cheikh Ahmadou Bamba ay ñoom maam Lamp Fall ñoom tamit dañoo jaaroon ci Political Prisoners ci français mooy un détenu politique comme man sama inspiration ak sama musique je puise tout le temps ci sunu valeurs yi nekk fii ak sunu ay réalités socio-culturelles encore ma méngale lu doon xew jamonoy tubaab bi muy jël maam borom Touba di ko déporté di ko sonal yooyu ma méngale ak lu xew léegi nii ci gouvernement bu bees bi nii xam nga tëj beeg tijji bi voilà donc ma ne Political Prisoners pour xeex injustice et puis ñaan aussi clémence ak yërmande ci njiitu réew mi monsieur le président son excellence Macky Sall mu def gën a def yërmande ñu wàññi tëj beeg tijji bi bañ ko remplacer ak monsieur le président Abdoulaye Wade mu fi nekk ak xumuj beeg xamaj bi quoi. léegi lan moo ci topp à part album bi. maa ngi def naa 3 mois Sénégal parce que comme ni ñu waxee béy si say way tànk album bu muy génn déjà mu fekk Kaolack un peu bof histoire de décentraliser un tout petit peu à partir de janvier incha allah bëgg nañ def benn tournée nationale mais pour l'instant nii seulement dañ amagul date mais on est en train d'y travailler avec mon équipe. nga yëngatu ci wàllu reggae en même temps ci wàllu rap est-ce que yomb na. du jafe ci man lool parce que ñu ma xam ñëpp ci rap lañ ma xamee ñun ñoo defoon benn sound bu tudd benn góor ci Pantare ndeysaan benn góor ci Pantare ndeysaan ñun ñoo defoon sound bu mel ni lamb pom góor la jàmbaar sa waar wa li may wax lu wóor la geetarul xaar ma naa la njëkk stade pare taxaw xaar la jinne mën dem ma jar te wax ma gum jëmm ñi xam ne nii ay melomaan la ñu ngi doon déglu rap bi ñoom xam ne ñen ñooy deep poets donc rap lañ ma gën a xamee mais ça ne veut pas dire que dama bàyyi hip hop bàyyi rap ñëw nekk un artiste carrément reggae c'est tout simplement que les deux rap ak reggae c'est comme une mère et sa fille quoi le rap découle directement du reggae et puis tamit loolu jaaxal melomaan yi parce que Snoop Doggy Dogg ñëpp xam nañ ne référence la ci rap loo ñàkk xam rap di nga xam ku naan Snoop Doggy Dogg génne na album reggae bu tudd Snoop Lion donc ça veut dire que ñaari style yi mën nañ leen allier et puis tamit dama gis ne c'est deux musiques yoo xam ne nii franchement leen séparé bëriwul parce que ay musiques yoo xam ne dañuy revendiquer dañuy casse pour le peuple et puis voilà quoi. Kenkeli bi maa ngi lay jaajëfal. maa ngi lay remercier mu ke One Love xam nga di wax ne Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar. jaajëf yow tamit Papa Ma Jaxate Sarr Midi Culture ñu xooli li yéene kaay xëye tey mi ngi noonu kon li ci yéene kaay ñu xëyee tey xam naa ni ci kanam tuuti dinañ ko daal di mën a am ci biile jotaayu xibaar yemb na kon ñu xooli li yëgle kaay yi xëyee tey. ku xamul buur saay nañu wax la buur deen daanaka yéene kaay yi ñu xëyandool ñoom ñëpp a maase xëy di wax ni foofee la xalif général des mourides toll ak Aïda Diallo mi ni mooy jiite cantaakun yi ubbi l'observateur journal Rue 15 angle corniche bi ne soxna Aïda Diallo xalifa gu gàttu fan la am te nag Serigne Mountakha Mbacké moo ko dakkal démb ci dimanche ji la ko woolu woon ca këram ga ca Daaru Minam mbàkke yu bëree te teewe woon na ndaje ma ba ci ko yore kàddug murid yi moom sax moo xamal Aïda Diallo ne ko xalifa bi nee na nga dal te wàccook li Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul digale ci yoon wi ndax nag dégg na ni yaa ngi def mbir yoo xam ne l'islam àndu ca te lu l'islam àndul Serigne Touba du ca ànd libération ne gannaaw Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr xalifa bi ci boppam di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké li mu xamal Aïda Diallo moo di ndigal lu ni mel boo ko jëfewul génn nga ci yoonu murid Les Échos ne xalif général des mourides kay mer ba futtu la def jëmale ko ci Aïda Diallo ba tax mu xamal ko ne kaala kii jiite cantaako ni Serigne Saliou Thioune lan ko jébbal kon nag ndigal li moo di nga topp ci ginnaawam te nag ngir firndeel lu ni mel Serigne Mountakha Mbacké dina dalal Aïda Diallo ak Serigne Saliou Thioune laataa ñuy àgg ci bésub gàmmu gi yéene kaay Futurs Médias bi ne soxna si bi muy wuy ji Serigne Mountakha Bassirou Mbacké lu rëy la sañse boole ca dugg ci oto bu tooy waaye nag ba muy génn da doon xiini mel ni ku jommi boole ci ak di xamal xalif général des mourides ne kitaabu na ni dootu ko dégg ci lu dul yoon ñu jël ñun weneen yoon wax ci wàllu yoon di coowul 94 milliards yi dox ci diggante Ousmane Sonko ko Mamour Diallo ubbi la tribune yéene kaay des médias bi ne ci ab mémorandum la Ousmane Sonko jaare yàq assemblée nationale di pencum ndaw réew ma luy tàkk te du fay njiitul Pastef ne mbirum 94 milliards yi bu siiwee ba yegg si fii dafa fekk ni mooy ki ko wax te nag trésor public boo moytuwul njublan gu rëy dina fa am le quotidien ne Ousmane Sonko kay li mu wax dafa leer ndax nag nee na mbirum 94 milliards yi dafa xam ne yëfu askan wi la te moom askan wi ñoo ko yitteel ba tax en tant que député ak njiitu parti mu jugoon bindu bataaxal OFNAC
OFNAC bind bataaxal inspection générale d'État ba noppi bind procureur de la République ñeenti fan ci weeru mai atum 2018 ngir ñu jukk lijjanti alalu askan wi nu bëgg a luubal Sonko ci la tribune ne lii lépp nag bi mu ko defee mu mel ni gaa yi noppi dégguma la lan ko dóor ci la bindee juge d'instruction ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru août atum 2019 ab plainte waaye nag ba fii France dalli xëddeen la avocat yi layol Karim Meïssa Wade bëggut a dégg ci mbiri seenu client ndax nag li nu bëgg moo di ñu delloo Karim Meïssa Wade àq ak ay yelleefam Walf Quotidien lu ni melet la baayam di président Abdoulaye Wade di sàkku ci président de la République Macky Sall journal Front de Terre bi ne lu ci man di am daal PDS di parti démocratique sénégalais yëngu na te it pëccëxoo am na fa Vox Populi ne ki yore woon mbirum propagande ci biir PDS di Farba Senghor moo ngay artu président Macky Sall ubbil yéenekaay bi Farba Senghor ne bés bu président Macky Sall amnistie Karim Meïssa Wade du yeggale mandaam bi mu nekk mandat président Macky Sall boobee sax ci la Sori Kaba wax tax waa APR ya nekk ca Fatick di tëbaka dal te nag directeur des Sénégalais de l'extérieur di Sori Kaba li mu wax moo di président Macky Sall ci mandaam bu mujj la nekk ndax constitution réew mi mayu ko muy laaj ñetteelu mandat mu nekkoon li yëglekaay xëyee tey kon jotaayu Midi Culture wàllu musique lañ koy jeexale loolee nag tey jii Youssou Ndour lañ leen di digtal woy wi mu duppee xaajaloo ñu jële ko ci album fàttaliku génnoon fukki fan ci weeru avril atum 2014 ñu teewlu nit ku baax ku la yëg nang fa dem jàppanteeg moom luy dugg ci na ko yëg ndax da lay moytuloo ku la bëgg ci bëgg ko kii la bañ tee ko xool njaga mbay sama waaji noonu noonu juboo mi ngi noonu mbokk yi kon foofee la ñu yem ak yéen ci Midi Culture di leen jaajëfal bu baax a baax yéen ñi ñu doon topp ci 99.4 ak ci www.kingfm.sn cant ak ngërëm ñel na bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi production Kader Lo digital Yacine Pouy réalisation Dissa Prera léegi-léegi kon Alaaji Baye Cheikh moo ñëw woyal King Feeling lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg